salaamaaleykum à toutes et à tous maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak ci sa sant di leen gërëm ci seen fidélité fii ci deuxième vraiment bu Paris international. alors tey le 8 mars 2020 muy bésu dimanche waaw di bésu noppalu di bés bu mag ci jigéenu àdduna bi yëpp ñu am nag tey plaisir ak mbégte bu rëy war a jàkkaarloo ak Adja Marième Fall ca Paris waxtaanee lépp luy politique. waxtaanee luy njaboot waxtaanee santé waxtaan lépp lu ëmb diggante moom ak Marième Faye Sall mii di première dame internationale wala sax ñu ne nationale waaw nekk aussi tamit turandoo ci panel bi nga xam ne mooy vraiment deuxième bu ñu jógee ci loolu nag waxtaan ci président Macky Sall waxtaan aussi ci ndogu yi nga xam ni Adja Marième Fall mi ngi koy def ci koor gu ne waxtaan aussi ci aide sociale yi nga xam ne que ni Adja Marième Fall mi ngi koy def faram-fàccee lépp lu nga xam ne mooy activité yi Adja Marième Fall di def ci politique ak ci dundam quotidiennement alors ñu ngi dalal nag suñu gan balaa ñuy egsi ci loolu yëpp di ko faram-fàccee ñu ne bisimilah ñu ngi lay dalal bu baax Adja Marième Fall ci émission jàkkaarloo ak Bilal ce 8 mars 2020 bisimilah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwwata illa billahi azim yàlla na yàlla masal ci seydaane gannaaw bi ma sante yàlla julli ci sang-sang bi Muhammad rasul sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku nekk ci panel bi ngay góor di jigéen di xale di mag gannaaw bi ma sante yàlla sant samay waajur sama ñaari waajur yi sama yaay ak sama papa maa ngi sant tamit sama jëkkër mi nga xam ne moo ma jële Sénégal indi ma fii ci France ba affaire bi naqaree ba mu dëgëree mu indi ma fii ci France def ma fii kon nag maa ngi sant yàlla di ko sant di sant nag képp ku nekk ci panel bi ngay góor di jigéen di xale di mag ci deuxième Marième bu Paris Bilal maa ngi lay déglu. alhamdulilah maman ñu ngi lay dalal bu baax a baax Marième Fall Adja waaw di kontaan loolu nag ci ni ñu accepté invitation bi ci jàkkaarloo ak ce 8 mars 2020 mu nekk bés boo xam ni bésu noppalu la daanaka waaye bu su fet la ci jigéen ñi waaye loolu yëpp terewul nga ni ndam bésu jigéen ñi la rek dinaa fexe ñëw accepter invitation bi ànd ci ak yow donc mu nekk nag mbégte bu rëy waaw wax dëgg na yàlla. alors comme ni ñu koy defee souvent ak suñuy invité dañuy bëgg souvent bu ñuy invité nit décortiquer carrière am xam moom mooy kan xam aussi ay jaar-jaaram ngir ñi nga xam ni que ñi ñoo gën a féete ndaw comme sama classe gi mën cee jëlee njëriñ donc doon nañu intéressé trop nag ñu xam balaa ñuy sori balaa ñu yegg ci politique dem ci social beeg njaboot geeg et cetera donc bëggoon nañ commencer juste en commençant par le commencement lan mooy kan mooy Adja Marième Fall cursus Marième Fall naka la Marième Fall def ba yegg ci école naka la Marième Fall fan la yem ci école ci jàngam kañ la dugg ci politique lan moo ko dugal ci politique ndax day politique sax gaa loolu bëgg nañ ci xam dara maanaam une présentation briefing boo xam ne que ni dinañ mën a xam en un mot kan mooy Adja Marième Fall bismillah. Bilal Fall waaw sama jaar saar man maa nga juddoo ca Casamance ci dëkk bu ñu naan Vélingara xam nga tukulóor nag bu juddoo Vélingara nit ñi dinañ lu tax muy dem ba foofu di fa juddu nekk nag doomi garde républicain xam nga garde républicain dëkk yëpp lay dem. en milieu d'année scolaire dañ koy affecté fu nekk lañ koy affecté ci biir Sénégal donc ñun dëkk yi ci Sénégal yëpp presque boo ma neexee ma ne yu bëri def nañu ko donc sama papa bi mu ñëwee Vélingara man foofu laa juddu mais bi ma amee 1 an ñu jóge foofu dem Bignona biñ demee Bignona man def naa fa CI def CE1 ba CE2 CE2 en milieu d'année scolaire ñu jëlee ñu foofu yóbbu ñu Kaolack ma def fa CE2 CM1 ñu jëlee ñu foofu encore yóbbu ñu Gandiaye ma continué waat sama CM1 def sama CM2 am sama entrée en 6e am sama CEP ci année yooyu nag Gandiaye amul lycée amul collège donc képp ku réussir sa examen Kaolack ngay dem dëkk yooyu nag yaay wutal sa bopp tuteur xam ngeen Sénégal yaay wutal sa bopp tuteur sama papa nag di koo xam ne kii ni ku bëgg njabootam kenn bañul njabootam mais sama papa kenn du moom dem na ba wutal ma tuteur ma dëkk ci dëkk bu rafet tuteur bu baax bu jullite mu dem yóbbu ma foofu ma jóge Gandiaye dem di jànge Kaolack donc comme Gandiaye ak Kaolack sorantewul tous les week-ends moom maa ngi Gandiaye xam nga boo nekkee xale à l'âge de 13 ans ñu séparer la ak sa famille c'est pas facile du tout
c'est pas facile. Donc très tôt j'ai appris à être autonome jóge Gandiaye dem jànge ji Kaolack waaw bi ma demee jànge Kaolack tamit dem naa fa ba nekk sama 3e war a préparer à quelques mois ci sama examen BEPC ci lañ ma marié seeni nopp xale yi ci lañ ma marié biñ ma marié tamit sama papa bëggoon na ma continuer njàng mi mais nag fekk na ma ëmb tamit mënu ma woon a continuer njàng mi waaw foofu la yem xaaral ma duggaat balaa audio bi di gudd. Après sama accouchement nag ci la sama jëkkër indi ma fii si France en 1974 le 7 septembre exactement 1974 temps boobu visa amul diggante Sénégal ak France soo amee sa passeport am passeport bi moo jafe woon xëy na ci biir Sénégal ay temps ñu laaj la certificat d'hébergement tamit man nag amoon même certificat d'hébergement sama passeport bu kese moom laa yoroon daal di koy dugg avion te temps boobu jigéen ñu bëri ñu ngi leen di dellu di leen wàññi waaye bu yàlla ne sa chance a ngi fenn kenn mënu ci dara fekkoon na yàlla def fii sama chance ma ñëw daal di dugg France waaw en 1974 ni ma ko waxee le 7 septembre exactement ci laa dugg fii ci France maa ngi duggaat. waaw côté politique moom yàgg naa ko wax man duma politicienne déedéet man xëy na mun naa ne damay jàppale rek waaye duma politicienne xam nga lu tax ma wax ko nee naa temps Senghor booba xale la peut-être mënuma woon def dara mais temps Abdou Diouf magum jëmm la su ma demee voté dellusi naa sama kër c'est terminé kenn mësumaa gis affaire politique. Ablaye Wade ñëw amul nu ñu def ay nitu Ablaye Wade tey jii bu am na ci koo xam ne kii ne bu nekkoon ni dafa kii dama koy dugal ci panel bi sax mu toog seede lan la ñuy def combien de fois lañ ñëw sama kër gi ak ay délégation pour ma ñëw bokk PDS ma ne leen mënuma ko nekkul dama bañ Ablaye Wade de déedéet dama yoroon njaboot gu sew laa yoroon te man pour man ma famille d'abord ça c'est de un de deux gisuma ci woon dara loo xam ne ni ça m'attirait wala ça m'intéressait vraiment ba ma bàyyi sama njaboot bi di topp di politique yi j'avais pas vu ça quand même donc man je préférais su voté ñëwee ma dem voté ma ñibbi sama kër mais di meeting ak di dugg fii ak di génn fii ak di ni ma koy defee léegi vraiment musuma ko jaral ba yàlla indi Macky Sall nag foofu nag moom maa ngi lay bàyyi nga poser say question ma duggaat nii nag laa duggee ci politique waaye man duma politicienne merci. jërëjëf Adja Marième Fall je pense que cursus bi leer na nañ et jaar bu chargé la quand même bu rempli sax wax dëgg na yàlla. alors dañuy dugg ci politique tey moom dañuy teel a dugg ci politique comme journée de la femme internationale la duñu yàgg ci politique je pense que li ñuy wax ci politique rek mooy déjà la base de votre rentrée dans APR parce que bu ñu seetaanee vidéo yi nga xam ne que ni jot naa ko ci yow maa ngi gis depuis 2018 je pense non 1998 quand même 1998 gis naa ci aussi ay aide sociale yoo doon def au niveau des Sénégalais de l'extérieur ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay sans-papiers gis nañ aussi nga nekk nit koo xam ne aussi topp na président Macky Sall depuis bi mu nekkee sax premier ministre depuis bi mu nekkul président de la République ba tey mu nekk président de la République lan moo indi maanaam yow dafa amoon ci weewu bëy nga da nga foroon ci weewu bëy ni président Macky Sall dafay nekk président mooy nekk le prochain président de la République du Sénégal après président Wade wala da nga bokkoon ci ñi nga xam ne ñi ngi doon nas ngir président Macky Sall bii tey doon président de la République du Sénégal balaa ñu dugg ci volet social. waaw Bilal Fall du ma sëriñ te bay xam loolu waaye nag li ñu naan mbëggeel moom yàlla moo koy def waaw mbëggeel yàlla moo koy def waaw man président Macky Sall bien avant que muy doon président dama ko gis rek bëgg ko ma njëkk koo jox loxo aux États-Unis à New York City ñamoon benn bibliothèque boo xam ne bii ni Pulaar speaking lañ ko doon woye ça veut dire Pulaar parler ñam bébé bibliothèque bu ñu doon inauguré te fekk ma nekk foofu si koñ bi ñu dem ñun ñëpp toog mu inauguré ko ba pare temps boobu premier ministre la je crois léegi bi mu ko inauguré ba pare man jóg naa jox ko loxo présenté wu ne ko nag temps boobu sama doomi mag ma bokkal ndek bàyyi moom moo nekkoon ambassadeur à Washington ne ko kooku sama doom la et puis ne ko man je suis de Sadel la ngi jëloon benn la te moom yaayam ngi jëloon la bokk ni ko man je suis de Gandiaye en plus Gandiaye ak Fatick tamit sorante wut benn la donc nee naa ko sa mbokk laa 2 fois et puis voilà ci laa ko njëkk a jox loxo ci laa ko njëkk a waxanteeg moom. ensuite ñuy dem di dem
ba yaayam en 2006 yaayam ñëw fi yaayu Macky Sall maire Koumba Thine fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te yéexinu te c'est que Rokhaya Sall di sama xarit dëkk ak samay mbokk nag ñooñu ne ma yaayu Rokhaya Sall ñëw na ma déplacé wu dem ba foofu dem nuyu ji ko temps boobu xalaatuma ne Macky Sall dina doon président Macky Sall ci boppam tëddul guddi ba xalaat ni président la nee naa yaayam man waxuma sax Rokhaya ni ñu nekk ay xarit waaye man Macky Sall dama ko bëgg ci sama xol mu ne ma yàlla na la yàlla bëggee noonu ñuy dem di dem ba Macky Sall am fi problème ak waa PDS ci nag la sama xol bi commencé di jóg moo dugg ci politique du voté fi la loi Sada Ndiaye jàpp Macky Sall génne ko assemblée ma am ci naqar trop Macky Sall xamuma man xamuma ko xamul ne sax ni ko tudd Marème Fall elle est dans le ciel à part bi ma ko joxee loxo boobu c'est terminé mais affaire bi metti ma may jooy guddi di jooy bëccëg di yàkkam ci nag mu def parteem fas yéene jàppale ko bi mu ñëwee fii defe naa bien avant muy doon président bi ñu nangoo passeport diplomatique bi dem na Allemagne jóge Allemagne ñëw France bi muy ñëw France boobu nangu nañu passeport diplomatique bi visa la duggee fii defe naa moo Ndaw Fall mu ngi may déglu ñoom ñoo ànd bi mu ñëwee à 6 heures du matin ci la Air France di atterrir fii ci Charles de Gaulle 2 terminal E dafa fekk aéroport moom nee na musul xalaat ne dina fi fekk nit sax parce que heure boobu c'est en hiver 6 heures du matin dafa teel mais lu mu sedd jour boobu ak lu mu teel ñun jóg nañu suba teel man ki ma ne woon na may yee pour ñu ànd aéroport balaa may biddanti finalement man naa ko yee parce que man nelawuma damaa toog ba 4 heures du matin ma woo borom ni ko diw mu ne ma naam ma ne ko newoon naa nga yee ma waaye man comme nelawuma nañ tase ji aéroport. y avait une dizaine de femmes dama wax seen tur am na kenn ku fi nekk ci panel bi Alima Diallo ci la bokk ñun ñu dem aéroport fa la ñu toog ba mu ñëw. c'est dommage yor naa photo boo xam ne jour boobu mu ngi ci sama portable mënuma koo génnee c'est vraiment dommage ñu teertu ko dafa génn rek ñëpp tàcc ko mais dafa mel ni il voulait s'évanouir je te jure mu nuyu ñun ñëpp ku ci nekk présenté wu mu pare ñu dem ci café bi ci kaw am na benn café bu ne foofu ñu toog foofu waxtaan foofu du yàgg mu daal di dem ànd ak Ndaw Fall ñu dem seen hôtel ñun tamit ku nekk ñibbi sa kër sama premier contact ak sama bëggeelu ci Macky Sall nii la commencé vraiment mon fils Bilal Fall. mooy li sama maam daan wax si Malick yàlla na ko yàlla yërëm daf daan wax ni lu rey mbuum dee ca waaw lu rey mbuum dee ca donc wane nga sa fidélité ci APR wane nga sa dévouement ak sa gëm-gëm ci liggéey bi donc mais bu ñu comprendre Adja Marième Fall li nga fi expliqué parce que souvent dañuy wax ni que damay militer pour PDS wala PS wala AJ wala beneen parti parce que je veux le changement parce que ki fi nekk di président de la République nekkul koo xam ne daal il est bien pour le pays et cetera mais yow dafa mel ni suñu comprendre sa diggante ak président Macky Sall nekkul teggi Wade teg Sall mais affinité ak affection moo la yóbbu ci tey nga nekk di ko liggéeyal ba àdduna bi yëpp teg ci bët waaw donc daal loolu defe naa noonu la xanaa nga dina ci leeral ban ndomba tànk nag bi nga xam ni que ni tey jii son excellence tegu na ñu nekk ci deuxième mandat ak fi nga jaar ak moom ak ni ko expliqué tey jii fan nga toll ci APR ak ban ndomba tànk nga occupé ci APR pour ñi nga xam ne xamuñu ko sama classe gi ñu mën ko xam jërëjëf. waaw Bilal Fall sa question bi c'est très important. question bi moom am na importance parce que li ñu naan rek am na ñu bëri ñuy foog lu bëri te lu bëri lu ñu foog te loo xam ne amut ni nga ko waxee rek am na ñuy militer parce que ñu ngi bëgg APR wala ñu ngi bëgg je sais pas bokk gis-gis wala je sais pas leneen man nag li ma la ko waxee man topp ma APR de man Macky Sall laa topp déggoo ma de topp ma APR Macky Sall laa topp te pour te dire que Macky Sall bis bu génnee tisbaar te balaa tàkkusaan man takk naa samay bagages bu génnee timis balaa gee takk naa samay bagages ndax man Macky Sall laa topp ma APR ça c'est de un ndombo nag
xaw ma ban façon nga ndomba ngay laaj mais bu dee bu ma Macky Sall joxuma benn ndomba tànk bu dee Macky Sall rek ci boppam ak Marème Fall joxuma benn ndomba tànk je le dis haut et fort c'est la vérité seulement quartier bi ma dëkk muy Paris 18e ma yàgg fi lool macha allah am fi 45 ans macha allah xam fi mbooloo xam fi ay nit am na section bu fi nekk muy section bu 18e arrondissement te man maay coordinatrice bi boobu ndomba de am naa ko te boobu mënuma ni Macky Sall moom ma ko jox parce que ñun ñoo dajaloo ni léegi dañoo bëgg a def suñu section bopp te ma wax la ni Paris am na 101 ou 102 ou 103 sections ñun ñooy 3e section à être validée ici en France nga xam ne loolu yàgg na ñu valider suñu section defar suñu bureau defar suñu lépp macha allah yor mbooloo ci suñu gannaaw di jàppale président Macky Sall nag parce que man nee naa fii képp ku dul Macky Sall amu fi place bu dee ndombo day boobu ndombo am naa ko man maay coordinatrice su Paris 18e loolu moom soo demee ci bureau Macky Sall di nga fa fekk dossier bi dossier yi ngay fekk yëpp boo fuyetee di nga fekk ni Marème Fall mooy coordinatrice su Paris 18e amuma ci salaire amuma ci leneen mais nag ça me fait plaisir parce que man maa indi sama bopp Macky Sall xëccu ma man maa xëcc sama bopp donc pour l'instant lu ma mun a wax rek mooy loolu moom ci loolu laay jëfandiku bu baax a baax a baax a baax Bilal Fall bu dee réponse boobu doy na la. waaw maman wax dëgg neex yàlla loolu day xëy na ku mel ni man xam la dina ko mën a dégg waaye sama mbokku ñangeen bi nekk sama wet de nee na naka ngay mën a yanoo ndomb tànk bu toll noonu ci biir Paris ak mbooloo moomu nekk sa ginnaaw ki liggéeyal son excellence monsieur président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall te amuloo benn subvention ndomb tànk moom xëy na duñ ko wax parce que bu amoon comme ni ñu ko waxee dañ koy décréter nit ñi xam ko mais souvent dañuy wax ni que mag du naan suukaru ndox mu tàng noonu comme ça maanaam bu mag di naan ndox mu tàng daal suukar saa tax ni ko Wolof Njaay di waxee. léegi nag yow personnellement da nga am fondation wala da nga am association wala da nga am GIE boo xam ne que ni état bi peut-être ci lay jaar di la financer pour nga mën taxawal yooyu nga taxawal yëpp parce que dajale mbooloo yombul. Louer une salle, louer des chaises, une sono, donner des transports, donner à boire, à manger. léegi loolu yëpp mën nañ jàpp ni daal kon da nga koy def rek juste parce que da nga bëgg président de la république te amuloo benn subvention buy jóge ci moom ndax noonu la demee xëy na nga indil ci ay leeral beneen laaj bi mooy yow maanaam kon daal bu ñuy jàppee parce que réponse bi daal li ma ko comprendre mooy da nga demul carrément ci son excellence pour sàkku fa place doon ab député wala doon ambassadrice wala doon daal ab ministre wala leneen lu mën a doon dafa nekk loo xam ne da nga ko sàkkuwul ci président de la république wala dafa nekk loo xam ne da nga ko sàkk waaye amoo ci maanaam réponse positive ni nga koy mën a waxee ndax noonu la demee Adja Marième Fall. Bilal Fall dégg naa sa question yi sa ñaari question yëpp dégg naa ko première question bi subvention man kan moo may subventionné na borom ñoo taxaw ni man la muy fii ci France muy au niveau du Sénégal mun ci ñi ñu nommé wala ñeneen bu dee am na ko may financé na borom ñoo taxaw wax ko man kenn financé wu ma yónnee naa la vidéo bi nga xam ne bii ni mooy ndogu bi ma defoon fii les amis de Marème Faye Sall ñu defoon ci xaalis bu bëri bi ma koy laata def bien avant quelques mois avant Marème Faye Sall ñëw na fi ànd ak président doon recevoir nit ñi bu recevoir nit ñi man dem naa ci moom ku nekk def say doléances ma ne ko man damaa bëgg a def benn ndogu fii ci France mu am lu ma tontoo sax mais c'est pas grave bi ma ko kiiyee mu ne ma léegi damay dem woo cug suma Matalla ak Malick Gueye demal woo ñoom ñaar ma daal di jóg dem leen woo ñoom ñaar ma dem woo leen ñu ñëw toog moom mu toog c'était devant tout le monde mu répété li ma wax moom Marème Faye Sall ñu ne ko kii lu mu la laaj jox ko parce que xam nañ lan la capable xanaa xamoo kii nangam ak nangam ak nangam ak nangam jour boobu cug su wax na ko Malick Gueye wax na ko mu daal di may booleeg Malick Gueye mu am lu mu wax na ma jox la preuve Malick Gueye mu ngi dund deewul xaalis bi duggul sama loxo dama ne ko na ko denc ba jour bu ñuy def fête bi mu soog ma jox xaalis bi
Mali Gueye ci boppam ñu parrainé ko jour boobu def ko parrain bi mu yëkkati moom tamit somme bu toll li maanaam Faye Sall su ngeen buggee sax mën naa ko fi wax mu jox ñu ko à part ñaar ñooñu Amadou Dia jox nañu 300 euros Talla Daf jox nañu 300 euros est-ce que du foofu la yem akan jeex na te pourtant ndogu boobu yóbbu na plus de 6000 euros mais j'ai mes reçus, j'ai toujours mes reçus que je garde ndax am na ñoo xam ne ñu ngi foog ni 2000 euros yooyu lépp ci la nekk déedéet nit ki ma même boo jàngul xamoo dara location salle déjà ak ñama-ñama ya ngeen gis ci biir ak sonorisation bi ngeen gis ci biir ak décoration yi ngeen gis ci biir ak t-shirt yeeg nangam ak nangam yéen waab na xam ne lii xaalis dëgg la man maa ni def naa ci plus de 6000 euros or que liñ ma jox noonu liñ ma dimbalee noonu matu 3000 euros matu ko li ci des nag samay réunion ak samay kii defe naa am na benn bés amoon na temps chaque section ñu jox la 2000 euros mais 2000 euros yooyu nekku dañ la ko jox tous les mois de wala tous les années de dañ la ko jox nii rek ba abadan yooyu yëpp maa ngi ak samay reçu parce que même bu ñu daan dem di voter ji ci lañ daan dendi pour fay ay taxi mais ab bien avant loolu man fekk na ma commencé samay réunion waa 18e mën nañ ko seede ñu ngi ci panel bi am na ñu fi nekk ci panel bi laajuma ku ma jox damay togg samay añ damay togg samay reer jënd samay boisson jënd samay fruits tegal leen ay temps réunion bi day tas sax nit ñi duñu bëgg a ñibbi fii la ñuy toog di waxtaan làng donc nag man kenn subventionné wu ma les ndogu de Marième Faye Sall nag amoon naa ci tuuti ndimbal mais en dehors de ça kenn mënu la ni damay subventionné Marième Fall suñu coordinateur sax bu soobee yàlla incha allah un de ces 4 matins dinañ ko def fi invité d'honneur te question bi bu la neexee nga posé waat comme ma répondre ci en même temps fekk amul benn changement kon nag Bilal lii nii la demee merci beaucoup. waaw Bilal kanta ndomba nag bu fekkee ni bëgg naa wala bëgguma man ndomba defe naa su ma ko kii dañ la ko war a proposé du yow yaay dem naan damaa bëgg nga def ma nangam new ma bëgguma de je n'ai jamais dit que bëgguma ñu jox ma ndomb je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais donc loolu su ko déggee sax dafa may yàq mais damay xaar que le président vienne vers moi et que au lieu que moi j'aille vers lui déjà aller vers lui c'est pas facile parce que ñi la war a dimbali duñ la dimbali ñi la war a jottali duñ la jottali ñi ko wan a woon sa liggéey duñ ko def donc c'est pas facile du tout waaye dama defee ne rek un jour viendra tout ça va changer incha allah ndax man ku gëm yàlla la te je compte beaucoup sur le bon Dieu Bilal Fall way li olof Njaay naan kuy defal yàlla lay fay donc je pense que Adja Marième Fall li nga wax nii moom waaye defal yàlla nga waaw parce que je pense que man mi nga xam ne que ni depuis mes 12-13 ans maa ngi def politique ba tey ëpp naa 40 ans macha allah xam nañ ni politique c'est pas gratuit on ne fait pas pour faire plaisir juste que pour faire plaisir mais on fait parce que c'est un travail qui demande beaucoup de moyens c'est une activité qui demande beaucoup de moyens financiers donc yow soo koy def man personnellement je vais jamais faire des choses sans être rémunéré ou sans avoir des subventions au niveau de l'État si ça concerne l'État voilà malgré même su ma bëggee waaw parce que ñun man liggéey naa ci beneen parti politique à l'époque ñu amoon ay manifestations yi doon def pour jàppale ko et cetera mais on nous a aidé on nous a donné des subventions qui nous avaient permis de faire ça et ça et ça et on avait vraiment réussi à l'époque réussiroon nañ loolu bu baax a baax donc je pense que yow waaye defal yàlla nga waaw parce que li nga fi wax je pense que joxe nga ay seede joxe nga ay tur te ñooñu ku li olof Njaay naan ku dee ak sa bàmmeel sa loxo nday jor ngay njëgënaayoo kon nag wax dëgg neex yàlla nañ jàpp loolu alors fi nga nekk sax duñ fa jóge Adja Marième Fall foofu nga nekk noonu la ñuy dugg nag muy ndogu yi mu nekk loo xam ni wax nga déjà question bi maanaam saxam nga sama lanc parce que dama bëggoon laaj la fan nga jëlee finance boobu pour def lu toll noonu parce que gis naa vidéo yi man personnellement ça m'a vraiment fait plaisir parce que gis naa ni que demandé na ay moyens yu extraordinaire mais li ma gën a neex nag ci ndogu yooyu noonu mooy da nga fekk des sans-papiers ñoo xam ni que xëy na yow tey yàlla def na sa borom kër moo la fi indi
mu am différence ak ki nga xam ne xëy na dafa dagg visa wala dafa jaar ci gaal yi wala dafa dugg ci ay bus wala lu mu mën a def daal xaw ma fu mu jaar ba egg si Europe war a nekk di daw di wut ay papier. am na ñoo xam ne fi toog 5 ans am na ñoo xam ne fi toog lu ëpp 5 ans wala ñoo xam ne fi toog ay weer ay année amuñu kayit amuñu liggéey amuñu sax fu ñu teg seeni bagage. yow tey sax xel lan moo la poussé Adja Marième Fall nga ni man ñii dama leen di fekk tey porte de la Chapelle defar samay ndogu jox leen ñu jógee ci ndogu yi dem ci korité nga jëlaat sa mbootaay ànd ak sa doom bu jigéen ak sa njaboot ak say xarit dem ba ci porte de la Chapelle encore une fois dimbali ñi nga xam ne c'est des sans-papiers jox leen lekk jox leen naan passé ak ñoom fête bi. waaye léegi Adja Marième Fall moom dafa bëgg nekk député Adja Marième Fall dafa bëgg nekk une femme boo xam ne que ni moom maanaam dafa nekk ministre du domaine social wala en fait lan moo waral loolu maanaam loolu ci xol bu rafet la rek wala looy def rek jëm ci yàlla fay la wala looy def la ndax dafa am nombre tànk booy séntu ngir état sénégalais takkal la ko jërëjëf. Bilal Fall une fois de plus affaire ndombo tànk je ne vois pas le rapport ak lii nga wax nii yëpp xam nga Bilal nee naa la man à l'âge de 13 ans génn naa suñu kër dem nekk sama kër tuteur te kër baay xam nga normalement même baay bu mel ni Mamadou Soumaré soo fa dëkkee ñu ne kër gu gën sa kër baay xam nga mais toujours sa kër baay moo la gënal ku nekk sa kër baay moo la gënal ma doon xale mu metti woon torop ci man j'ai beaucoup vécu beaucoup de choses yoo xam ne yéen vraiment am na lu ci neex a nettali am na lu ci neexul a nettali doon njaboot soo déggee njaboot nag tout sa doom yoo jur rek déedéet say mag jur nañu say cousin ak say cousine jur nañu say xarit jur nañu kenn xamul nit fu muy yeewoo ji ci àddina wax nga dëgg man dama jël avion direct wàcc aéroport Charles de Gaulle bii mais am na ñoo xam ne amuñu boobu chance sedd bi nekk fii ci France en hiver man sama biir kër gii nga xam ne je suis pas très bien chauffé chauffage individuel laa yor ni may liwee ci biir kër gi astama ngi nekk ci biti soo ko calculer ci ay tentes te tentes yi sax du ñoom ñëpp ñoo ko am na ñu amul ay tentes amul chauffage duñu lekk lu tàng duñu naan lu tàng taxaw ci feu rouge yi di yelwaan ci feu rouge yi la ñuy taxaw di yelwaan naar yi nag da ci def lu rafet wax dëgg yàlla man kam gisuma nit ñu ñuul ni waaye naar yi gis naa dañuy teg ay mini car def ci ñam yu bëri di leen indil loolu moom teg naa ci sama bët damay dem foofu te sa foog ak naar yi wax dëgg yàlla ñi indi ay ñam yu tàng ñi indi ay fruits lu nekk dañ ko indi jox leen ko wax dëgg yàlla man nag su ma leen rombee nii ñuy yelwaan ak nii ñu dëkkee vraiment sama xol bi dafay jóg nit ñi bu doon seen sago ñu nekk ak seen yaay ñu nekk ak seen papa ñu nekk ak seen i jabar am na sax ay jigéen ñu nekk ci biir am na ay jigéen ñu nekk ci biir tante yi bu doon seen sago ñu nekk ak seen famille bu doon seen sago ñu am liggéey dëkk fu tàng di lekk lu tàng di happy comme tout le monde mais yàlla mayagu leen ko yow mi yàlla may sa tuuti boobu nag sa tuuti boobu doo ko si partagé yóbbu foofu gis nga ci jour yi korité bi bi ma yóbbee foofu ñam yi dama waa ji wax nee na moom xamul kañ njëkk a lekk yàpp ci àddina defe naa gis nga ko ci vidéo bi ak ñeneen korité bu doon sago ku nekk foo gis musulman tabaski ak korité mu defook famille yam 31 décembre 24 décembre yooyu yëpp bu doon sa sago ngeen defoo ak sa famille mais nag yàlla mayu leen ko mais tuuti bi nga am nga dem partager ak ñoom de bon cœur yow du la sonal ñoom tamit dina leen rapporter café bu tàng boobu ngay yóbbu thé boobu ngay yóbbu bu ñu naanee kaas bi dina wàññi seen sedd bu baax a baax a baax a baax am na benn vidéo xaw ma ndax yónnee naa la ko boobu ay mat xamul fu ñu jëlee matt yi ci àddina ay xam naa ay kii lañu rassemblé rek ndax matt amul France moom la ñu taal di ci jaaru comme ku nekk Fuuta mais loolu su ko gisee sa yaram day daw donc nag man ndombo tànk moom bi may def lii xalaatuma ko sax yàlla de mun na ko indi waaw yàlla de mun na ko indi ku mel ni yow Bilal nga yóbbu ko fu mu war a àgg loolu de mun na am mais de xam naa ne moom ba fii ma toog di wax ak yow gisaguma kuy jottali loolu te xaaruma ci ñoom ñu jottalil ma ko waaye maa ngi koy def ngir yàlla waaw Bilal Fall nii la demee. di fàttali juste que ni émission bi ñuy def fii jàkkaarloo ak
dañu ibbi benn chaîne bu tudd Deuxième Rema chaîne bi nag mi ngi tudd Deuxième Rema TV ñu mën ko seetaan ci ay programme gis nga yii ni Mariam Fall wax nii yëpp incha allah bu ñu amee autorisation dañ koy dugal ci chaîne bi àdduna bi yëpp di ko gis dootul nekk affaire de panel wax ci panel bi mu yem ci panel bi émission bu ñu fi def rek même yi passé ak ñaari invité yi ñu fi am semaine yi la passé yëpp ñu ngi ci chaîne boobu noonu ñuy wax Deuxième Rema TV kon nag incha allah rabbi lii ñu waxtaan fii tey bu soobee yàlla suba mën ngeen koo seetaan mën ngeen koo déglu comme mën ngeen seetaan bés buñ ci yeggee ci émission yoo xam ne ay jàkkaarloo direct lay doon ak caméra. alors ñu ngi jege nag njeexitalu émission bi parce que 10 heures la ñu war a lem basang yi mais mënuñu dem te gërëmuñu la balaa ñu dugg ci beneen chapitre parce que li ñu naan la place qu'il faut aux hommes qu'il faut ça veut dire que tey nit ñi ngi koy nommé président de la république nit ñi ngi koy nommé gouverneur wala ministre et cetera mais je pense que maanaam xol bi ak yéene bi nga am nii te amul benn xaalis ak xaalis ni mu saxee ci xolu nit boo jëlee fenn du ci parce que soo ne moon vous êtes une fondation ma ni ok je comprends parce qu'une fondation c'est des centaines de mille euros ñu lay subventionné ça peut être jusqu'à 1 million d'euros mën nga am ay subventions au niveau des organes yi nga xam ne que ni ñu ngi def la même chose que yow bu doon tey une association la ma gëm ne que ni France dafa am lu ñuy wax subside annuel pour une ASBL fii Belgique ASBL la ñuy wax mais France association boobu boo ko fa nekkee comme fii Belgique da ngay am chaque année janvier dañ lay natal dañ lay jox ay subventions pour activité bi nga nekk ba pare yow ngay wane ay preuve ni yaa ngi def activité bi te yow am nga suffisamment de preuves parce que gis nañu waa jooju nga wax léegi gis naa ko ci vidéo bi mu ni ba mu ko jëlee ko yàpp kenn xamul ban jamono la mais kontaan na te dina la ñaanal je vais faire des prières pour vous maa ngi koy gis donc loolu sant yàlla bu baax la ci doomu sénégalais ça montre la fierté du Sénégal te ça montre aussi le 8 mars alors pour tëj chapitre boobu nag dañu bëgg a ñëw nag ci 8 mars lan lay représenter ci Adja Mariam Fall balaa muy dugg ci question bi ci topp. waa Bilal jërëjëf 8 mars day wax dëgg yàlla ça représente beaucoup de choses disons que fii au niveau de la France xam naa ren de laa gisul ñu def mais chaque année fête de la femme dañ ko doon fêter wax dëgg yàlla chaque année dañ doon fêter fête de la femme pour suñu uniforme togg suñuy togg daal di dugg teg suñuy musique def suñuy discours def lépp defar ba mu baax rek ni ko xale yi di waxee léegi dañ ko daan def chaque année ren nag defuñu ko je ne sais pas pourquoi voilà donc nag journée de la femme dañuy naan yaay mooy lépp day gën a dëgëral loolu déjà xamoon nañ ko sax yaay fu mu féete ci doom ndax ku la ëmb juróom-ñeenti weer bés ba ñëw nga bëgg a dee xam nga loolu xam nga borom fu mu la féete jooy guddi jooy bëccëg changé couche guddi changé couche bëccëg bi borom guddi bi borom bëccëg loolu yëpp yaay taxaw ci xam nga donc yaay xam nañu fan la féete ci doom yaay tamit xam nañu fan la féete ci ménage ndax buñ ne togg yi yaay la buñ ne ménage yi yaay la buñ ne pot bi yaay la buñ ne passé bi yaay la buñ ne yóbbu école yaay la donc yaay am na lu bëri loo xam ne représenté na ko waxuma góor ñi représenté wuñ dara de représenté ñu bëri ndax góor gi mooy dem wuti indi ci biir kër gi ñu am lu ñu lekk am lu ñu fay lu ñu yooyu am lu ñu sol mais yaay c'est autre chose Thione Seck woy na ko de nee na bàyyi ñëpp la waaye yaay kenn la yaay moo lay suturaal di nga gis sax nga jur doom boo xam ne maara di caali waaye yàlla moo koy weer waaye yow sa sër ngay jël tekki da ngay jël sa sër muur ci buggoo kenn xamal la kooku yaay la yaay daal enquête sol journée de la femme ni ko sëriñ bi waxee léegi après effacé na ko sax c'est pas grave mais tous les jours lañ ko war a fêter ndax yaay bis bu nekk la nekk yaay la femme c'est tous les jours qu'elle est femme c'est pas que la journée de la femme chaque jour elle est femme surtout la femme africaine man dama naan bravo la femme africaine jar na sargal chaque jour vraiment ay jàmbaar lañu démb ay jàmbaar lañu barki démb tey nag waxatuñu waxam jël naa fi avion di dem Chine jógewuma Dakar mais dama tase ak waa Dakar ñu tase Dubaï ñuy changé avion mais ñi fa nekk góor moo tax ñu 3 wala 4 ñi des ñëpp ay jigéen lañu ay jéeg yu ndaw ku nekk takk sa sër ba mu dëgër
jigéen daal moom daal wax dëgg yàlla du ma sori ci wax ji jigéen moom wax dëgg yàlla ku jar a sargal la tous les jours loolu yàlla sax moo ko wax du man yàlla moo ko njëkk a wax moom fils Bilal. loolu moom maman je pense que lu leer la te képp kuy góor war nga ko xam ça veut dire que droit de la femme tubaab bi sax la ñuy wax droit de la femme international je pense que képp kuy góor war nga ko gën a màggal waxuma la rek le 8 mars mais tous les jours quoi te mu bañ a nekk loo xam ne day yem ci làmmiñ mais mu ànd ak ay jëf. alors dafa am benn demande bu sénégalais yi di def au chef de l'État muy le 8 mars bëggatuñ ko fêter Sénégal à la place dañ ko bëgg fêter le 7 mars mu jigéenu Nder yi waaw mais est-ce que histoire Nder Adja Marième Fall est-ce que histoire boo miin la ba mën ci wax dara ñun ñii di ay ndaw est-ce que d'accord nga aussi mu nekk loo xam ne dañ koy décréter au lieu de 8 mars mu nekk le 7 mars ñun dootuñu waxati 8 mars mais dañuy wax 7 mars talaatay Nder droit aux femmes. waaw Bilal dégg naa sa question bi man de bu doon sama sago président day d'accord ak ñoom comme fête bi feetu jigéen ñi la te jigéen ñi ñu ne bëgguñu le 8 le 7 lañ bëgg kon mu defal leen ko le 7 rek quelle est la différence. man de gisuma ci différence man de mon côté de gisuma ci différence dama xamul nag jigéen ñi ko wax bu dee majorité sénégalaise la wala minorité sénégalaise la loolu tamit c'est à voir bu dee majorité bi sont partis pour le 7 mars man je n'y vois pas d'inconvénient bu fekkee nag c'est la minorité tamit dañuy des rek ci 8 bi donc c'est à voir est-ce que c'est la majorité qui a demandé est-ce que c'est la minorité. talaatay Nder nag moom wax dëgg yàlla xam naa war na maa mag di talaatay Nder dama koy dégg rek loolu moom defe naa ni sama doom loolu mënuma cee sori de loolu moom defe naa ni yàgg na trop talaatay Nder yàgg na trop ok merci. waaw Adja Marième Fall wax nga dëgg de talaatay Nder de moom histoire bu doyoon waar la parce que en fait dañu ni jigéenu waalo yi ci village bi maanaam ña fa ñëwoon di xare. pour nangu village bi dañoo jël village bi ba pare bëggoon leen a tëddee force léegi nag bi mu demee noonu nag ñoom ñu dugg ci biir nasaraan si la woon ñu dugg ci biir kaaf dajaloo ñoom ñëpp dugg ci néegu ñax taal seen bopp ne ñoom duñ jébbal seen bopp nasaraan si di leen sàkku ci lu dul seen coobare kon nag ñoom dañoo préféré ñàkk seen bakken que ñu jox seen bopp nasaraan bi. léegi nag jigéen ñi la majorité moom duma ni la majorité a demandé ça parce que actuellement lu ñu mandat la rek di ko wax état bi pour que ñu defal ñu ko ñun am nañ histoire ça veut dire que boo xoolee journée fête des pères ak fête des mères yéen France date bi ngeen koy def ak ñun Belgique fii bokkul waaw yéen a ko njëkk a def ñun ñoo koy mujjee def comprendre nga yéen seen fête des pères day non ñun ñoo ko njëkk a def yéen a koy mujjee def ñun ñoo koy def ba pare donc ça veut dire que am na ay fêtes yu bëri yoo xam ne que ni nit ñu dañ koy defandoo mais ku ci nekk ak ni koy defandoo mais comme Sénégal dafa am histoire am aussi je pense que man bokk naa ci ñu ànd ci le 7 mars bi quoi waaw malgré nag terewul jigéen moom defe naa ni waxuma le 7 mars mais 365 jours yëpp dañ ko war di màggal parce que jigéen luñ ñoom ñi màggal ñun tam dañ leen war a màggal parce que ñun ñooy seen borom kër d'accord mais ñoom ñooy suñu yaayi doom donc je pense que loolu buñ ko xalaatee rek war leen gën a jox cër waaw léegi nag Adja Marième Fall dañuy dem nag ci question yu mujj balaa may dem nag ci question yu mujj mooy dañu lay gërëm bu baax di la remercier parce que dëgg la mag nga jigéen nga waaye jël nga sa ñaq jël nga sa maanaam cofeel jël nga sa doole sa lépp di ko def ci social te amul benn retour buy jóge ci fenn ci ASBL ci gouvernement wala fu mu mën a doon donc je pense que loolu lu rëy la parce que xam nañ ni jël sa alal di ko def ci ay nit te yàlla rek tax du ñëpp ñoo ko mën kon nag je pense que bu la état woowee war na la woo su la état woowul war na la woo parce que je pense que gouvernement soxla na ay nit ñu mel ni yow président Macky Sall soxla na ay nit ñu mel ni yow parce que je pense que un état c'est comme ça
essayer d'avoir des gens solides, des gens crédibles, des gens qui se battent pour cette nation-là jàppale seen askan defe naa loolu moom yow ci nga nekk te loolu lu am solo la. alors bu loolu weesoo nag ñun bëgg nañu xam dëgg-dëgg lan ngay waajal pour APR lan ngay waajal politiquement parlant ci lan nga nekk. bu loolu weesoo aussi tamit bëgg nañ la bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj wax bu dee am na loo xam ne xëy na laajuma ko ndax xëy na sama xel matewu fa te nga bëggoon ko jottali askan wi bëggoon nañ aussi nga tëjee ko waaye daal bëggoon nañu xam wax dëgg fi mu nekk nii nag lan mooy prochaine étape parce que ñi ngi naan 3e mandat ñi ngi naan 4e mandat ñi ngi naan 2035 ñi ngi naan 2024 donc yow lan moo ci sa xalaat en tant que responsable APR fii ci Paris. jërëjëf di la remercier bu baax a baax di la bàyyi rek nga tëj ak sa dernière kàddu di la remercier bu baax ci invitation bi ñu accordé fii ci 2e vraiment bu Paris di la bàyyi rek nga tëj bu ko defee ñun ñëw tàggatoo jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu. asalaamaaleykum 2e maire vraiment Paris maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu àq di leen baal àq di sàkku si yéen ñaan te di leen yónnee ñaan ñëw fekk fii la coordonnatrice Adja Marème Fall maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziare di jégalu bu baax si ga dugg bi nag waaye du sama sago sama xel ak xalaat maa ngi si kër gi ñëwoon fii tey rek di leen souhaiter bonne fête de la femme sama mbokk jigéen yëpp si biir maa ngi leen di souhaiter bonne fête di leen si ñaanal jàmm salaam wérgu yaram bu bare yàlla may yàggal ànd bi yàlla may nu fekk waa dëwën yu bare am na ngeen ko waxee rek yaay moom ñun toujours du ñuy feetu ndax tey moom lépp noo jur président yi noo jur directeur yi noo jur chef de service yi noo jur ñëpp bon nag yaay moom ñun duñ koy sargal bis bu nekk xanaa bis bi tey bis bu baax la rek ñu wax 8 mars ñu koy feetu mais feet yi suñu feet la bis bu nekk duñu war a feetu ndax yaay duñ ko war a sargal ñuy sargal suñu bopp di si ñaanal wér gu yaram bu bare nag yàlla bàyyi na seen kanam ñu wufal leen ba si kanam kenn bañ a séddale suñu gannaaw Fall maa ngi jël nuyoo bi ak sargal bi yëpp teg ko sa loxo Adja Marème Fall nga eggaleel ma ko sama sœur yi si biir yëpp sama sœur de cœur yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal c'est des femmes de valeur des femmes battantes taxaw depuis démb jàpp si njaboot yi jàpp si jëkkër yi jàpp si lépp nag ñun du ñuy sargal suñu bopp kon nag yàlla may jàmm may nu salaam may nu wér-gu-yaram bu bare nuy tal lépp yal na yàlla dolli jàmm bi di kontaan si ñëpp vraiment toujours jigéen ñi foo leen fekk nooy taxaw même panel yi boo xoolee jigéen ñi ñoo si ëpp waaw foo dem jigéen ñi ñoo si ëpp ñu ngi taxaw rek waaw ñun foo nu fekk ñu ngi taxaw kon nag yàlla nu yàlla jàppale may nu wér-gu-yaram yàlla nu yàlla jàppale ok jërëjëf di leen kontaan si yéen jërëjëf. waaw Bilal Fall merci beaucoup yaa ngi lay sant yow tamit bu baax a baax di la gërëm vraiment ci sa présence suñ la soxlaa rek yaa ngi fii vraiment bàyyi sa soxla bàyyi sa njaboot bàyyi sa yëpp te dimanche ni nga ko waxee dimanche moom c'est fait pour la famille waaye nga ñëw consacré ko ci ñun. man maa ngi sant maa ngi gërëm la section du 18e arrondissement ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ma jàppale démb ak barki démb nangu féete sama gannaaw jàppale ma bu baax nag ci biir ak sa biti. ndax heure bu ma leen yëkkatee ñu jóg heure bu ma nee réunion ñu ñëw heure bu ma nee meeting ñu jóg heure bu ma nee leneen ñu jóg kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax section 18e du ma lim rek ñu ngi ci biir. les amis de Mayram Faye Sall maa ngi leen di gërëm bu baax a baax kooku du waa France rek waa Sénégal na ma ko waxee ñu ngi ci waa Amérique ñu ngi ci Espagne ñu ngi ci Côte d'Ivoire ñu ngi ci Italie ñu ngi ci Mauritanie ñu ngi ci Maroc ñu ngi ci fu nekk ñu ngi ci. taxaw nag vraiment taxaw goo xam ne génne wax dëgg yàlla taxaw bu rafet parrainage bi def nañ ci liggéey boo xam ne bii ne vraiment liggéey bu rafet daal liggéey bu rafet nu ma ko mën a waxee rek adjectif bi ma mën a employé mooy rafet rek su ma mënoon a employé beneen adjectif bu gën a fort dinaa ko employé mais boobu rek laa mën a employé parrainage bi def nañ ci liggéey bu am doyo campagne électorale bi ñoo ñu taxaw ci dëmm damay nekk fii à distance di wax dem leen dëkk tel def leen tel dajaloo leen tel def leen nii dugg leen fii nu ma ko waxee noonu lañ koy defee kon nag les amis de Mayram Faye Sall de A rek ba Z du ma lim mënuma leen di fay mais yàlla bi yor ko yàlla leen yàlla fay
léegi ñuy dox di dox ba yàlla indil ñu deuxième Marème Réma maa ngi sant maa ngi gërëm sama doom jooju nga xam ne daa feebar yal na ko yàlla yëkkati muy Billy Dramé moo ma booleeg Mouhamed Fofana ci waxtaan bu ñu doon waxtaan nii rek mu ne dama lay booleeg Mouhamed Fofana am na panel bu tudd Marème Réma bu muy international bi bokkul ak bii kon nag Marème Réma bu Paris bi tamit ñi ci nekk nii ñëpp ngay góor di jigéen di xale di mag maa ngi leen di sant leen ma sama téléphone moo sonné woon waa deuxième Marème Réma bu Paris du waa Paris rek ñoo ci nekk waaye ñi bokkul ci Paris sax ñoo ci gën a taxaw ñiy déglu panel bi gis nañ leen guddi ak bëccëg suba ngoon ñoo ngi taxaw ku ci nekk buggul toog une demi-heure fekk waxut duma lim ay tur ñi fi nekk ñëpp laay wax maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp ñoo bokk objectif bëgg président Macky Sall bëgg Marème Faye Sall bëgg Sénégal avancé am ay projet di teg suñuy thème di yedd ay nit di xeexle nit ñi di jàppale nit ñi loolu la deuxième Marème Réma nekkee fii ci Paris li ma leen di ñaan mooy une bonne continuation di leen wax fi la ngeen jàpp foofu la derrière le président Macky Sall foofu la képp ku bëggul juum toppal président Macky Sall topp ñu ko ndax président Macky Sall la tudd de dama doo gis muy liggéey yu am solo boo duggee Dakar tu te crois à Paris def na fa lu bëri donc ñu ngi koy sant bu baax a baax di koy wax moom tamit di ko souhaiter bon avancement li ci des nag nee naa il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs jamais de la vie président Macky Sall li mu toog fii matul matagul un an parce que le 2 avril la prêté woon serment 2 avril 2019 mais 2 avril 2020 ñëw amagul sax un an ku nekk di wax mais président waxul dara président waxagul dara donc man loolu mënuma cee wax dara. donc nag borom waxagul dara ku ci bëgg a wax it da ngay tooñ rek bàyyi leen tooñ loolu tooñ la tudd man tooñ laa ko tudde ko waxagul dara ngeen bëgg koo wax loo par force waxul dara te man ci njëlbeen wax naa ci émission bi. nee naa président Macky Sall bu jëlee takkee bagaasam génn pale ba tisbaar tàkkusaan fekk na man daal di génn ci yii bu génnee timis balaa gee fekk na ma génne xam nga man je suis clair kon nëbbatuwuma ci bàyyi leen bu président wax ba pare ngeen soog a def conclusion faut pas mettre la charrue avant les bœufs le président n'a rien dit amagu fi sax un an dafa ne liggéey leen dimbale leen ko ngeen liggéey ku ci nekk am na fu mu la placé nga war a liggéey taxawal leen foofu ngeen liggéey li ci des bu wax ji bu jotee dinañ ko wax mais jotagul te président waxul dara bu leen ko wax loolu mu waxul Bilal Fall ci nga bokk xam ma bokkuloo ci waaye bu leen ko wax loolu mu waxul il a rien dit pour l'instant liggéey la fi nekkee moom liggéey rek liggéey daay rek mook jabaram Marème Faye Sall jigéen ji mun góor liggéey lañ fi nekkee nañ leen dimbale ñu liggéey te ñu bàyyi waxi caaxaan yi waaye waaw loolu daal moom bëggoon naa nga dimbale ma ci c'est pas mon dernier mot mais bëggoon naa nga yokk beneen question waaw baax na loolu nga wax de man d'accord naa ci moom parce que wax dëgg na yàlla Adja Marème Fall ñun nous sommes des politiciens de premier degré parce que nous sommes la jeunesse et la jeunesse une jeunesse c'est l'avenir d'un pays quoi. Nous sommes l'avenir du Sénégal et on ne va pas hypothéquer notre avenir pour le plaisir de qui que ce soit. Donc nous on a confiance à notre président de la République, c'est pourquoi on est parti voter, c'est pourquoi on a mis tous les moyens pour que mu am premier ak deuxième mandat tey boo xoolee Eloyen mooy affaire yi wëndeelu sama mbokk bawal xëy na duñ xam luy Eloyen mooy genre ventilateur mbedd lañ koy wax ci àll bi lay nekk di capturer courant énergétique di may doole courant tey centrale la ci président de la République indi teg pour que Sénégal dootul am problème mu coupure de courant SDE bi fi nekkoon tey mu tàkk suba mu fay jëlee na leen fi indi na fi ñeneen te nit ñi gis nañ changement ci facture yi gis nañ changement aussi ci ndox yi ni ñu doon coupé tey gis nga électricité bi bu njëkkoon da nga doon toog 2 jours man bi nga xam ne que ni sama kër ay côté Lac Rose ak yooyu genre yooyu la dama doon gis quartier bu ma dëkkoon toute une journée courant du am waaye tey coupure de courant du nga toog 2-3 semaines sax ay 30 minutes lay coupé ñu ne
terre bi c'est pas important parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que terre bi ñu ni BRT bi c'est pas important il y a d'autres choses plus importantes que BRT bi mais ça dëkk bu dawul nu muy amee ay investisseurs dëkk bu dawul nu muy amee économie bu baax dëkk bu amul courant amul ndox bu baax amul route yi daw maanaam fii Europe ci circulation la ñu gën a dugal xaalis ci tali bi lañ gën a dugal xaalis ci raaya lañ gën a dugal xaalis waaye dëkk yi nekk ci wër Sénégal bu ñu sañoon am BRT bu ñu sañoon am terre yi ma gis Sénégal yi ma gis le président jënd moo dàq terre yi nekk Belgique fii wala bëggee kay ma fotal leen terre yi nekk Belgique fii 1900 kaay liggéey la ba léegi ay autorail yu yàgg la ñu yor fii Belgique ak seen milliards de dollars euros donc nag moom dafa xool lu rafet mu indi ko Sénégal ba pare doomu Sénégal ñoo ciy dugg ñun nag ñoo ko war a entretenir comme da nga bëgg nag ma yokkal la question kon foofu laa lay yokkale question nag ba pare may la nga concluraat naka nga xalaatee investissement yëpp son excellence di def ak ñii nga xam ne ñi ngi toog tey ne lii ñi son excellence di def c'est pas important est-ce que tu trouves que c'est pas important terre bi est-ce que tu trouves que BRT bi c'est pas important LEN yi muy indi pour électricité ak ni mu changer compagnie eau bi est-ce que loolu yëpp gis nga ni lu amal njëriñ Sénégal la wala lu amalul njëriñ Sénégal la wax dëgg neex yàlla aussi li nga wax je suis tout à fait d'accord avec toi troisième mandat balaa nga koy wax na nga egg ci premier mandat deuxième mandat ba sax ñu ne boucle nga wala yaa ngi waaj a boucle sa deuxième mandat mais je pense que 2 avril ñun ñëpp a koy fàttaliku jegeeguñu ko bay waxu troisième mandat li ñu amal importance te je pense que moo amal importance son excellence mooy essayer de donner aux Sénégalais quelque chose boo xam ne que ni ëllëg ak si biir dinañ ne Macky Sall moo fi defoon lii président Macky Sall moo fi defoon lii donc je pense que loolu lu am solo la li ma ci yokk rek comme dernière question Adja Marième Fall parce que yaa yokk ci xam mi karaw dafa am ay femmes yu bëri yoo xam ne que dañ may laaj question boobu souvent dañuy def seen regroupement bëgg ci kër yi wala ci terrain yi Sénégal mu jafe leen lool bu dee yow am nga ci regroupement boo xam ne yaa ngi leen di jàppale ngir ñu am ay kër wala ñu am ay terrain Sénégal ndax mën nga leen baaxee ñii ci panel bi te bëgg ko wala bokk ñi nga xam ne ñi war nañoo déglu ci deuxième vraiment TV maanaam ñi nga xam ne bokkuñ ci panel bi te war ñoo déglu ci àdduna bi te di ay jigéen wala ay groupement famille féminine yoo xam ne que dañu bëgg am ci terrain yi ak kër yi fan la ñu mën a jaar ak naka la ñu mën a def ngir mën a am ci yooyu di la gërëm di la sant encore une fois et di la ñaanal jàmm di ñaan lii nga xam ne moom nga sumb muy politique bii fas yéene ci ànd ak Macky Sall son excellence yàlla na ci yàlla may ndam waaye man de ñeme naa la wax ni la bu président demee ki fiy toog jàppale ko rek ndax Sénégal moo la ñor ndax lii ngay def nii Sénégal tax nga koy def bu weesoo président de la République kon nag yow ku mel ni yow Sénégal daf ko soxla jërëjëf Adja Marième Fall ci invitation bi bonne fête à toutes les femmes du panel ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax xanaa boo amee loo ci yokk rek ko yokk ko ci su ko defee nag ma daal di tëj jërëjëf. salaamaaleykum Mariama numéro 2 bu France. Avant tout ñu ngi féliciter Bilal ci intervention bi nga def ci la grande dame Adjaratou Marième Fall nga Mariam moom son ambition toujours moom bu décider de dire quelque chose moom amul recul avance rek lay def loolu moom c'est son caractère et ñu ngi leen di féliciter tout lu mu wax yëpp tamit noonu la lu ci des nag moom comme il est déterminé yàlla mun na ne indil ko dara ndax nit tamit doo comme Bilal li nga wax rek magum jom doo fecc rek pour rien ndax Sénégal Haalpulaar ñu ne Maodo amanta meere waaw moom tamit di mu ngi jàpp bàyyiwul war na jot mu am mu ñu gëstu ko ñu defal ko dara ndax nit doo toog rek ngay topp ay nit rek di tàccu fekkee amoo rendement amoo détournement bu yàggee tamit day doy waar. c'est vrai bëgg na Macky Sall bëgg na réewam mais bëgg na tamit am dara bu amee dara am na ay groupe am yu mu nekk si ginnaaw groupe am googu ku nekk tamit mun na leen jàppale si yu mu am ndax nit ki boo amul nit ñi buñ la topp bu yàggee nit ñi dañu reculer ndax nit ñi àdduna bi léegi la monde ko yow Bilal si bopp yow nga ne ko yow nit waroo liggéey rek def politique pour rien kenn mënu ko politique moom boo koy def da ngay am ambition pour am dara mbaa nga jàppali kenn si dara loolu mooy ambition politique
seulement nag politique nag ak politicien du benn da nga def am politique politicienne il y a deux façons de politiquer loolu la kon ñun ñu ngi leen di vraiment thème bi ak intervention bi ak nu mu déroulé jaar na yoon trop lu ci des rek ñu ngi koy ñaanal rek comme mu ngi jàpp bàyyiwu rek un jour viendra dina am buntu dina am fu mu jaar loolu moom yàlla mu ne loo jàpp rek bàyyoo bu fekkee dëgg ak loo munti di jàpp bàyyiwoo ko rek da ngay gis rendement bi après voilà loolu la. lu wax tamit si waxu Mariam comme ni mu wax Macky léegi la commencé coogaat nañ ko bàyyi mu liggéey lu mu wax tamit dëgg la te ñu ngi au lieu ñuy politique ñu jàppale ko toog na mu liggéey ñoom bés bu nekk rek ñu ngi politique rek pour mandat au lieu ñu xalaat développement réew mi au lieu ñu xalaat luy avancer Sénégal ñoom mandat rek la ñu calculer ndax foofu ngay xamee nag ñii di wax affaire mandat Sénégal ñoru leen foofu Sénégal xam loolu Sénégal ñoru leen ñor pour ñu am dara seen poche lañ moo leen ñor ndax nit boo waxee nga ne ñu defal la ay autoroute nga ne autoroute c'est pas important ñu defal la ay moyens de transport ni nga mën a déplacer nga ne c'est pas important ñu defal la hôpital lu ñu def rek nga ne c'est pas important yow ça veut dire réew mi ñoru la bu la ñoroon moom duñu comporter comme ni ñu comporter te man li ma soof ci ñoom ñu ngi continuer ba commencé léegi ñu ji attaqué même moom Amadou Ba nga xam ne waxu leen dara defu leen dara ñu commencé bés bu nekk dañu am ku ñu attaqué si parti APR bés bu nekk dinañu am ku ñu sosal si APR waa APR rek. waa Bilal yaa dugg nag ci vraiment les réalisations du président de la République loolu moom en milieu même nga ko waroon depuis sax nga ko waroon a posé sax les réalisations du président Macky Sall xam naa nag ni soo gisee posé boo ko da nga xam ne soo ko posé rek dinañ fi nekk fii ba suba laa wax te duñ ci jeexal xam naa moo tax nga mujjee ko nii mais nag liñ ci jot a wax yow rek déjà ça peut convaincre vraiment koo xam ne kii ni c'est compréhensible wax dëgg yàlla wax nga ci lu bëri c'est pas la peine ma ciy dellu ndax réalisation président Macky Sall dina buul fenn bépp sénégalais danga naan koy suukar neexul mais bëgguma suukar déedéet danga naan bëgguma suukar mais neexul déedéet mun nga ne nag ne bëgguma suukar mais suukar neexul suukar moom dafa mus a neex gisuma le président Macky Sall liggéey wanaa gonga dégguma ko wanaa gonga bëgguma ko nag loolu mun na am parce que moom yónnent bi sax ñëpp bëgguñ ko woon donc voilà cela va de soi quant à kër yi am naa ci tuuti explication man de mayuñ ma kër de aw ma kër de mais lu ma gis fii ci France laay wax nee naa daaw jéeg wala daaw la sax daaw jéeg lay war a doon je pense président Macky Sall recevoir na diaspora yi ñu jóge ci diaspora bi recevoir na leen kër Malick Gueye Alaji Malick Gueye ci këram du palais de mais kër Malick Gueye la preuve Malick Gueye bi ko président wooyee ba pare ni ko man damaa bëgg a ñëw gis ak diaspora bi te sa kër laa bëgg a ñëw Malick Gueye man la woo man Mayram Fall nii loolu kenn du ko weddi ni ma damaa bëgg nga contacter ñi jóge ci diaspora bi ñi nga xam ñu jóge France nga ne leen demain à 17h président dina ñëw sama kër lay ñëw te bëgg naa ngeen ñëw avant 17h parce que à partir de 17h kenn du dugg xam nga ni loolu dinaa ci sawar bi ñu ñëwee nag ba ñu toog di def ay discours man de ci gémmañu capatel sàll laa dégg de wax dëgg yàlla man aw ma discours ma parce que ñoom ñoo doon tànn ñuy wax dafa ne président may ñu kër ñun jigéen ñi nekk ci biir diaspora bi waxul góor ñi de jigéen ñi la wax ngeen jéggal ma nag mu ne leen awma ay kër mais am na ay terrain wax ci déggaatuma ci dara ba ni président demee Centrafrique les femmes ont redit la même chose dañoo bëgg ay kër dañoo bëgg suñu ñibbee ñu am fu ñu dëkk président ni leen c'était direct à la télé ndimbal na ci fekk loxoli borom ça veut dire que yow même buñ la naree may terrain buy jar 5 millions yow amal sa 1 million nga dugal wala sa 2 millions nga dugal ñu may la li ci des mais du ma jël ay terrain rek di ko joxe ndax wax dëgg yàlla Sénégal du APR rek moom Sénégal bi mu waxee loolu ñun ñëpp ñu jàngate ci fii ci France man de ñi ma xam ci ñi may àndal ci ñuy topp ci capatil laay wax de ñun ñii am na ñu nekk ci panel bi te bokk ci am na ñu nekk fii ci panel bi te taxaw ci dëgg ku mel ni Émilie Samb taxaw na ci dëgg wax dëgg yàlla man dëgg yàlla moo ma gënal dañoo créer coopérative d'habitat
boo xam ne bii ni ñun jotewuñu ak nit banque de l'habitat la ñu joteel ku nekk laaj nañ la 2000 euros à part 10 euros yi nga xam ne inscription la dañu laaj 2000 euros pardon 2000 euros yi doo ko fay comptant da nga koy fay noo ko mënee mais da ngay njëkk a dugal 200 euros li ci des nga koy fayee ndànk-ndànk dossier yëpp pare na dossier yi li ci gën a bëree defe naa ni moom wax dëgg yàlla nit ñi taxaw nañu ci taxaw na ku ci nekk fi ñu la rôle bi ñu la jox joué nga ci ku ci nekk rôle bu ñu la attribué joué nga ko moom mu sëkk ba dossier yi ñu nga Dakar waxuma ne am nañ ci terrain yi de mais mun naa ni am nañ ci yaakaar ci ndimbalu yàlla président Macky Sall bu jotee ci dossier bi dossier bu dëgër la banque de l'habitat dina ci def loxoom te bu soobee yàlla lépp dina sotti kon nag li may wax jigéen ñi fu ñu mun a nekk ci àddina bi nañ def ay coopérative di dajaloo xam nga lu kenn mën ñaar a gën lu ñaar mën ñett a gën kon ñu jéem a dajaloo jéem a regroupé woo bañ a xeebante bu leen xeeb kenn ngeen dajaloo ngeen def seen dossier bu dëgër def kayit bu ñu leen laaj ngeen présenté kayit mooy bu ñu leen laaj mu nga koo présenté ka papier yëpp ñu leen jox ngeen dem teg ko fi ngeen ko war a dugal et puis léppay baax léppay daax ndax président Macky Sall ku yërëm ay jigéen la ku yërëm ay xale la ku yërëm ay jigéen la te bu soobee yàlla léppay sotti bu soobee yàlla incha allah man suñu dossier yi man ba may gëj on était à 400 personnes déjà 400 personnes yoo xam ne yéen ñoom ñu ngi ci biir dossier bi dem waxuma nag ak ñi nga xam ne dugg nañ après nuyu naa leen sant naa leen gërëm naa leen vraiment rafetlu seen taxawaay bu baax a baax te maa ngi jéggalu nag lépp lu fi ñaaw ci man la jóge lépp lu fi rafet ci yàlla la jóge Adja Marème Fall depuis Paris 18e man maa nekkoon fii tey invité bi ci 2e Marème Réma bu Paris janoog sama doom bi Bilal Fall kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu